أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي barkeb Cheikh Falilou Fall asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xamante ne ñooy safoo seen émission le modèle ñi nga am mbégte bu rëy di ñëw ak yéen ci seen émission bii nii tey nag cette fois-ci boo gisee cadre bi xam ne cadre bu spécial la cadre bu particulier la ñu ngi fii kër sëñ Amdi Khady Fall ibnu Chérif Assane Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall nekk fii ci wàccaayu ndogu ajuma yi nga xamante ne moom la sëriñ bi di taxawee seen émission ni ngeen ko baaxoo di gisee muy le modèle cette fois-ci mën naa ne les modèles ndax dañuy ñëw ci benn cadre muy waxtaan ak les jeunes intellectuels Baye Fall ñu am suñu wet kenn koo xamante ne dee su ko présenté muy sëñ Modou Ndiaye Faye di professeur en management des organisations nekk également bokk ci kër sëñ Modou Ablaye Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Modou Ndiaye Faye ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci sa émission le modèle. barke maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Ndongo ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di am mbégte lool si jotaay bi nu seq ak yow waaw di jiital si nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sama borom guddal fanam lool te may ko wér di ko ñaanal it c'est maam Cheikh Ibrahima Fall jëmm di ñaan sama borom gën a saxal taxawaay bi te dëgëral ko bu baax a baax di ko ñaanal tamit sunu bunt si maam Cheikh Fall muy Serigne Saliou Fall moom suñu Modou Ablaye Fall Ndar di ko ñaanal it Fall yaram mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant it ak a gërëm nag ak a ñaanal fii ñuy defee jotaay bi muy kër Serigne Amdi Khady moom Chérif Assane li nga wax dëgg la maam cadre bu particulier la bu spécial ndax barab bi ak kin fi fekk si weeru koor wi muy loo xam ne ku ko gis rek sa xel dana dem si Cheikh Fall bu baax a baax waaye ku gis sa xel dana dem si jullit xaqan waaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. sëñ Modou jërëjëf xam naa ne cette fois-ci comme ni ma ko waxee dafa nekk émission bi nga xamante ne dafa am particularité parce que dañuy dugg ci jeune intellectuel Baye Fall te defe naa mënuñu laa romb ndax professeur nga en management des organisations ni ma ko waxee léegi ci présentation mu Ndiaye ban sentiment nga am en tant que intellectuel taxaw fii tey laxasaayu doon Baye Fall nekk ci ndogu Serap Fall yi. waaw sentiment bi moom mooy mbégte rek mbégte mi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi defal ba lu mën a jàng wala ñu xam ko it du tax ñu soppi ko waaye loolu it day tënku rek si li sëriñ bi waxoon rek ne daa jiitu si xol yi kon sunu colin ak sunuy taxawaay ak sax sunu liggéey wala barab yi ni nekk mën naa mel neneen wala mu doon leneen waaye terewul nag taalibe gi ne si ñun moom mooy dëgg moom te taalibe gi ne si ñun moom comme que mooy dëgg saa su yëngoo rek ñu wane ko waaw loolu da siy ne ndax it day wane tamit ne lenn rek doomu aadama moom mënta tàqale maam pas-pasam ak it àdduna gi muy dund ndax dama koy faral di wax naan depuis toujours fexe nan ba occidentaux yi di ñu gëmloo ne dafa war a am une dichotomie entre le temporel et le spirituel mooy xaajale goo xam ne dafa war a am si sunu dund diine ak tamit sunu dund àdduna te ñaar yooyu mënul ànd ndax dunduk àdduna ngir mu ñoŋ te taxaw dëgg faw mu am base bi rek sukkandiku gi mooy pas-pas gi mooy taalibe gi nu doon loolu moom mënul wute moom waaw taalibe gi nag daa jiitu si lépp rek waaw. sëñ Modou li nga wax peut-être que dama siy gis benn assertion bu yàgg bi ñu naan mouride il n'aspire pas à être des intellectuels wala des pseudo-intellectuels mais liñ gën a bëgg mooy nekk ay taalibe te suñ la gisee sëñ Modou loolu dafay am benn dëggal goo xamante ne dafay am ndax gis nañ ni sëñ Modou fi mu toll nii buggul lu dul doon ak Baye Fall. loolu tamit ban yëg-yëg nga ci am. waaw loolu moom mooy xam nga nit ku nekk bu xamee fi mu bokk ak li mu doon day jéem a niru lool rek ndax nit nag lu mu niru rek ñu jaawale koog loola ñun nag ay Baye Fall lañ bëgg a niru ba keroog nu koy doon loolu moom mooy la am leneen li si toppit mooy xam nga li ñu doon muy Baye Fall gi ñu doon ki nu àndal te yaakaar ko muy Sëriñ Tuubaa jaarale ko si maam Cheikh Fall daa ànd ak tubaab yi
daa ànd ak tubaab yi 33 ans en captivité 33 ans ndax njaarim gi ñu daje tey sax dafi togg ndog yi Sëñ Tuubaa bi nga fi indi résidence surveillée lañ ko fi indi kon ñëw fi si coobare ba kanam kon moom ba ko tubaab bi jëlee 1895 ba 1927 bi mu ñibbee wuyu boromam si noot si ak njàpp la nekkoon ñu téye ko te li si gën a yéeme rek mooy ànd ak ay tubaab nekk ak ñoom daanaka Gabon ak fi ñu jaar yëpp te Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ba léegi kàllaamam suppiku wut waxam suppiku wut loolu mooy affirmation culturelle Baye Fall bi foofu la tënku maam Cheikh Fall ab Baye Fall boo ko gisee mënoo laaj kii kan la da ngay xam ki mu doon ndax daa affirmé li mu doon da koo gëm te booy xool tey fi àdduna toll nga xam ne ñëpp ñu ngi réclamer une identité culturelle koo gisee mu ngi bëgg réclamer une identité culturelle te maam Cheikh Fall moom daa affirmé culture gi mu am da koo affirmé ñun on a une affirmation culturelle bu ñu véhiculer fu ñu mën doon ñun jéemuñoo dooni naar bëggunoo dooni naar jéemunoo dooni tubaab bëggunoo dooni tubaab ñun ay Baye Fall lañu bëgg a doon moo tax it fu nu tourné ak nu mën taxee boo nu xoolee dañuy am yéene ku nu xool xam ne kii ab Baye Fall la loolu moom mooy yéene gi ci lalu moom waaw sëñ Modou li ma la bëgg a laaj peut-être moom la Baye Fall yu bëri di jànkonteel ñi nga xamante ne amaana dañu nekk ci yenn structure soit ñu nekk ci entreprise wala ñu nekk ci barabu bi nga xamante ni fa la ñuy sàkkoo xam-xam te parfois dañuy am benn contrainte bi nga xamante ne mooy par rapport ak disponibilité bi nga xamante ne su leen sëriñ bi soxlaa wala ndaje yu mel nii te yow ngay ciy yëngu nekk ci management des organisations te dañu nekk ci cadre yoo xamante ni mën naa ne li ko régir day xaw a doon benn contrainte par rapport ak li nga xamante ne moom la Baye Fall yi bëgg dëgg la nan ngay analyser contrainte boobu noonu sëñ Modou ak dëgg-dëgg taxawaay Baye Fall ci face à cette situation d'accord léegi fi may tàmbalee mooy contrainte moom ab Baye Fall bu ne da koo bëgg da ko war a bëgg xam nga contrainte mooy permettre doomu aadama mu surpasser wu wala boog mu développer intelligence am pour contourner la contrainte loolu mënul ñàkk Serigne Touba booy xool lii am tey ak Maam Cheikh Fall lii am nii seen capacité de résilience moo leen ko may mooy seen capacité d'adaptation face à la difficulté et leur capacité de survie dans des contraintes des contraintes extrêmes kon Baye Fall mënu bañ lool bu demee ba dajeeg moom nag la mu fa war a doxee mooy yërmande ak taxawaayu Maam Cheikh Fall gis nga Maam Cheikh Fall bu doon wax naan doom googu yërmande gum ëmbaloon doomu aadama yi la loolu dafa war a nekk ak jeexintal si biir Baye Fall gu ne fa nga nekk dana am ay contraintes waaye contrainte dee su ko fas ci xët-xët da nga utiliser sa intellect mooy sam xel nga utiliser te it fa nga nekk nag am na noo fay taxawee ak jikko joo fay am joo xam ne bu dara xewee mën nga see bañ am jafe-jafe li nag contrainte bi nag li tax muy gën a compliqué mooy dafa am ay loi ak ay règlement yu ko teg mooy que ni sunu structure yi dafa adaptableul ak suñuy réalité sociale et culturelle adapté buñ ko si moo tax parfois danañ bëgg a def dara si suñu pas-pas ñu xool ko si barabu liggéeykaay bi nekk wala barabu jàngkaay bi nekk fekk loi yooyu prévoir ko kon nag conflit d'intérêt day am foofu moom li ko mën a fañ mooy ñu fexe ba adapté réalité sociale et culturelle dëkk bi ñu adapté ko si règlement yi ñu teg ak loi yi loolu nag li tax mënul am xam nga en entreprise dafa am li ñuy wooyee la culture d'entreprise li ko war a sous-tendre mooy la culture nationale d'un pays Sénégal ba léegi dafa am problème mu identité culturelle ne man lii mooy sama culture Sénégal amagu fi am na nag ay culture yu bari waaye ñu ne lii mooy la culture sénégalaise jafe na ñu mën koo teg loxo moo tax suñu entreprise yëpp seen culture ce sont des cultures occidentales on a des entreprises qui ont des cultures d'entreprise mais basées sur une culture occidentale te Occident intérêt nekk si diine kon du mës a faral diine wala mu jéem teg loo xam ne day arranger diine loolu mooy tax nag contrainte bi am bu amee nag ba ñëw nag ñun ñu ne si cadre boobu nag ñun ñooy xool nees la di def ba mën nag surfer si loolu surfer si contrainte bi fexe nag ba contourner ko sans pour autant mu yàqal ñu waaye mu bañ a yàqal ñi ndax nit nag boo signé contrat ay Baye Fall la nu Baye Fall bu signé kàddoom la joxe te kàddu boo ko joxee da nga koy respecté. li sëñ Fallou Fall naan. waaw Baye Fall moom mooy kii yeew boppam ci làmmiñam. jeex na waaw te kàddu nag boo yeewee sa bopp si sa làmmiñ da ngay matale la nga yeew ndax bu ëllëgee buñ la yabee rek yab Baye Fall yi. te waruñu koo jaar si yow. kon contrainte yooyu am na fi lu existé la lu am la kon nag ñun nan nekk si ak masla ak waxtaan ak ñoom bay trouver ay compromis bu ko jaree sax bu yi amee ñu ñaan bër ñëw fekke ko bu demee nag bu ñu ñëwee fay charge de travail bi ñu absenté woon waaye bu ñu yoreel kenn dara rek waaw. sëñ Modou leneen li ma la bëgg a laaj mu nekk question bu essentielle nga xamante ni dafay bokk ci nité muy organisation bi nga xamante ni moo am fii nii
kër sëriñ bi te amaana boo duggee ci kër Cheikh Ibrahima Fall même organisation bi nga fay fekk ndax ñoo fi newandoo biig ba léegi di nga gis ci gët yi dafa am benn organisation bi nga xamante ne bu set boo xamante ne daa tegu ci xel mu sell nga ñëw ci fii ganaar yi nekk organisation am fa nga ñëwaat fi nga xamante ne moom la ñuy yabee ndab yi pour yóbbu Touba organisation am fa li ñuy faral di gis ci ay structure wala ci ay association wala ci leneen dafa mel ni dañoo gis lu ko fooxe ci kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp bi waaw lu ko sut est-ce que sax maam Cheikh Ibrahima Fall influencé wul ñi autoproclamé wu moom structuration yooyu ndax booy xool structuration yi bi si gën a siiw ñëpp ñu bëri di ko doxal mooy bi ñuy woowee la division du travail. division du travail benn mooy jël ab liggéey def ko ay pàcc am ku nekk loo ko dénk amaana bu newoon dañuy defar micro bi ñu bañ a jël jëmmi yi lépp jox ko benn nit waaye jox ki ne ko yaay defar li si kaw kii defar li si suuf buñ pay dajale ko. ñu def ko ay pàcc daal. waaw loolu division du travail boobu Adam Smith moo ko teg. benn auteur bu ñuy wax Adam Smith. daanaka moo influencé auteurs yu bari. te loolu si la Taylor sax influencé wu moom tamit ba créé li ñuy woowee l' organisation scientifique du travail OST. nga xam ne tamit division du travail la. buy laaj tamit ay yokkute. dañ si yokk yeneen comme rémunération au rendement mooy nit ki lim liggéey lañ koy fay. loolu yëpp nag waaye boo xool nag si ndongo fii li fi am xoolal ni wooy lii cadre bi. man lii mooy li ñuy woowee la parcellisation de l' espace. xoolal kër gi ni mu ko tënkee. fi mu ne nii ay waañ ñu ngi ci biir kër gi te xatut. fii ñu toog fi leen war a teg ndab yi. si ginnaaw tamit am na modèle boobu maam Cheikh Fall moo ko teg. moo ko def biir kër Sëriñ Tuubaa moo ko def si liggéey Sëriñ Tuubaa bi ba tey ñu copier ko collé ko fii. te maam Cheikh Fall bi mu fi nekk 1800 la. auteurs yi ma la limal judduwul. donc kon mooy précurseur bi en quelque sorte. mooma léegi li ñu manqué nag ñun si biir Baye Fall bi. mooy suñu modèle yi ñu am modèle d' organisation du travail yi ñu am. ñu labelliser ko. rendre ko standard proposer ko à l'humanité parce que lii modèle gënu koo aboutir ndax modèle yi ma la limal yëpp ay am limite. modèle yi ma la limal yëpp day am limite. waaye modèle maam Cheikh Fall mënut am limite xamoo tax li ko sous-tendre mooy le don de soi. mooy joxe sa bopp ngir yàlla. joxe li nga am ngir yàlla ki ñëw di liggéey si indi alalam. ak dooleem ak xam-xamam jox la ko liggéeyal la ba noppi toog di jooy ndax xeeb ko. toog du grève du absenté du démotivé wu. gis nga modèle yi ma la tegal li ma la njëkk a wax noonu li koy mën a doxal dëgg mooy la motivation des employés. employé nag pour nga motiver ko am na ay mécanismes yu bari. am na ay possibilités yu bari. yokk salaire. yéegal carrière. biir kër maam Cheikh Fall nag moom ñun dañoo am une motivation naturelle. mooy Sëriñ Tuubaa la niveau ñun ngërëmal maam Cheikh Fall moo nu motiver. te ngërëm loolu nag am ko yombut donte am ko yombut ndax ngërëmal maam Cheikh Fall mooy ngërëmal yàlla ngërëm loolu du jeex te amul fu mu yem kon des koy wut rek. sëñ Modou da ngaa laal fu am solo te ba ma fi gis benn ma si remarqué benn dualité. dualité bi fu ma ko remarqué mooy. nee nga motivation bi nga xamante ne mooy dund ci murid bi te en tant que nga xamante ne daa jàng nasaraan am ni muy doxee am benn limite bi nga xamante ne parfois moom la ko ki ko jàngal wala base yi mu jàngee tënk. benn ay ca murid Baye Moussa Seck yëkkati micro bi ne ay ca murid mu xabtaluwaat loolu noonu est-ce que tamit du am nuñ koy tëkkee ci keneen ki nga xamante ne comprendre lul dëgg-dëgg Baye Fall par rapport ak ki nga xamante ne daa jàng. waaw am mën nañ ko xam kay mën nañ ko jàpp ndax booy xool société occidentale yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox ay méthodes yu ñuy jëfandikoo ñoom dañoo jàpp ne lenn mën a motiver doomu aadama xaalis koo liggéeyloo faw nga rémunérer donc salaire moom mooy la première source de motivation d'un individu loolu nag moo amul fii motivation bi du salaire motivation bi ngërëmal yàlla yaa ngi dégg léegi nag ki nga xam ne salaire da koy motiver kooku bu salaire bi manqué mu grève wala mu wàññi ab jàppam te booy xool même ñoom dem nañ ba yenn jamono ñu jàpp ne ndaxte salaire kese waratu mën a motiver doomu aadama am na yeneen paramètres yoo xam ne wala yeneen mbir yoo xam ne war naa occuper motivation bi ñu ne lan ñu ne mooy nekk le fait que fi muy liggéey ñu am fa reconnaissance l'estime la réalisation de soi ay mbir yu bëri yoo xam ne de dem nañ ba ñu xam ne nit ki même bu amee salaire bu jàppandi te yoo dajewut du motivé wu ñu ne kon nan xoolaat loolu biir kër maam Cheikh Fall nag benn motivation la mooy ngërëmal maam Cheikh Fall mooy ngërëmal yàlla ngërëm loolu nag am ko yombut te doon comme que am ko yombut nag ni ñu ko mën a amee mooy joxe sa alal joxe sa doole joxe sa xam-xam ak saw ñaq moo tax ñun duñu grève
duñu démotivé wu. te booy xool contexte bi mu nekk un contexte particulier de pandémie ak coronavirus. adduna daanaka économie ñëpp ñu yëngu si wàllum économie seen mbir daa taxaw wala mu tagga témbe xoolal fi yëgoo fi loolu. dara taxawul. fi mu ne nii bu koor gi jàllee boo dajalee dépense kër Serigne Amdy Khady donc li mu dépensé. day dépassé le demi milliard day dépassé 500 millions. ñu togg yoo xam ne kenn ñamu ko. mos defoo ko si da ngay togg joxe. loolu mooy liggéey dépassé un demi milliard togg joxe. maam ki nekk si biir organisation boobu ki nekk si biir mbir moom. dafa jot ñu xool kii li mu nekk lan la. mais est-ce qu'il n'est pas temps également sëñ Modou. ñu basé wu ci modèle bi nga wax nii léegi mi nga xamante ne moom la Baye Fall yi adopté ngir mën a dox tamit nga xamante ne du doon doxub Baye Fall yi waaye doxub réew bi yëpp lay doon ndax gis nañu kat am na rendement boo xamante ne dee su ko naatable. waaw léegi nag foofu li muy commencé dafa war a am nag une campagne de décomplexisation xaw ma nu ma ko mën a wooyee. maam complexe bi daal foofu mu dañ ba pare. ndax am nañ complexe. gis nga préjugé ak complexe day indi barrière diggante nit ak nit boo amee complexe si man wala préjugé si man doo ma gëstu doo jéem a xam li may def lan la bu boobaa da nga koy attité xamoo ko moo doyee tënku gi waaye Cheikh Fall mii buñ ko mos ak doxinam. xam ne lépp lu nuy wër di ko jéem a doxee si organisation entreprise bu mu mën doon Cheikh Fall doxal na ko ndax Kër Serigne Touba entreprise la woon. ak doxin la woon mu ñëw lal ak doxin goo xam ne ku sa aw dana dox. maa la ko wax sànq xoolal pacification de l'espace li gën a jafe mooy boole ay nit ñuy yëngu si mbir. te kenn yàqalul ka sa des. loolu modèle d'organisation la. maanaam parcellisation de l'espace xoolal fii ni ñu ko def xool ni ñu ko def c'est viable. kenn génnewul kenn ñu ngi liggéey te kenn xatul xool jant bi nu mu tiimee waaye fii ñu ne amul jafe-jafe. maanaam lii ab modèle d'organisation la bu ñu war a jox adduna. léegi nag fi muy tàmbalee mooy faw ñu labelliser ko ba noppi bu ñu ko labelliser nag rendre ko standard jox ko nit ñi. sëñ Modou dama laa dégg sa biiri kàddu nga wax modèle bii nga tudd léegi. te waxtaanoon nañ nga xamal ma ni parfois da ngay animer ay panel. wala ay conférence yi nga xamante ni dañ la ci woo di la ci laaj ca xalaat te amaana boo waxtaanee doxinu Baye Fall dafa mel ni message bi si lay gën a mën a jàll sëñ Modou face à la jeunesse. waaw parce que mooy li ma la wax sànq dañ koo méconnaître xamuñu ko xam nga lii fi am nii modèle de financement bi xam nga nu ñu koy wooyee crowdfunding mooy financement participatif ndax lii fi ne talibé yi ko indi dañ koo dajale dañoo am un projet ne projet bi lii la. dañ ko war a financer ku nekk indi la nga am ñu financer projet bi. autofinancement am te dafa mel ni c'est pas une première. si yoon moo doxal yoonu murid ba léegi raay ba tey. raay ba tey crowdfunding la. te moo ne ñu ngi jàngal crowdfunding si école yi. parfois sax day difficile d'accès si yenn étudiants yi wala yenn élèves yi mais boo ñëwee jël modèle murid rek fi mu jaar ñu comprendre ko. mooy modèle de financement yi. am nañ un projet à financer ñu teg ko autofinancer ko te autofinancement xam nga lu muy indi si doomu aadama. day tax doo am contrainte parce que loo gis si àdduna muy dox dana dafa am ay contraintes yu koy wër mën naa nekk une contrainte technologique une contrainte de taille liée à l'environnement ay contraintes sociales yi waaye tamit am na contrainte boo xam ne ki la financé bu ko neexee da lay jox aw doxin te ki la financé amaana doxin wu la bëgg a jox du méngoo ak sa pas-pas boo bëggee génn si loolu da ngay financé sa bopp mooy lii am fii dépendance su daal Sénégal bu ñu bëggee dox mën nañoo am dépendance di financer suñu bopp autofinancement mën na am Sénégal ndax lii une communauté privée moo koy def. lu communauté privée bu di def am réew moo dana ko mën a def. kon nan jël Cheikh Fall bañ koo jàppee parloo waaye ñu jàppee ko comme ni ñu jàppee les auteurs occidentales. benn modèle ndax loolu dong la. modèle daal waaw fi mu ne nii réew mi koo fi wax yàlla nee na ñu yaag may waar boo nee Sëñ Tuubaa nee na ñu yaag may waar te boo nee Montesquieu nee na ñu nangu ko. dan laa waar Sëñ Tuubaa nga bañ ñu waar la si Montesquieu nga nangu ko. complexe loolu rek la complexe la. maanaam leneen li si doy waar mooy xam nga tey ñu bëri même état bi ku nekk ñu ngi woo jeunes yi ñu ngi woo ndaw ñi si entrepreneuriat. léegi ñi nga xam ne bëgg nañ entreprendre muy les jeunes faw na xam leen entrepreneuriat tekkiwul ne à chaque fois dañ la war a financer. mën nga am autofinancement financement des koo xeeb. gis nga maam Cheikh Fall mii taxaw ñu di waral ñu wax tey ba muy dem Ndar kenn financé wu ko. il s'est autofinancé dafa départ li mu yor xeebu ko. ba tey mu taxawal lii mu taxawal. yaa ngi dégg parce que yoonu murid Cheikh Ibra xamoon na ne yoon yi faw mu dox faw mu am alal faw ñu mën di faj ay aajo faw ñu mën di financer dafa samp
dafa samp mbir moo xam ne mooy mën a génne addiya jooju ñu dugaat si yoon wi waaye ñaanu ko jéggaaniwu ko lebu ko abbu ko saraxuwu ko daa ubbi ab entreprise ubbi ay mbir ubbi ay tool yu générer revenu dafa am ay activités génératrices de revenu donc il fallait mettre en place des mécanismes yu indi addiya jooju mën a financer sa bopp am murit nag bu jógee def dara loolu la war a teg sim xelam waru koo ñaani waru koo leb waru koo abbu waru koo for waru koo yelwaan am murit day jug wuti liggéey bu mu teg ngir mën a financer li mu bëgg a def addiya deesu ko for addiya deesu koy ñaq joxe ko ndax aw ñaq day faj aw ñaq day dindi fa muy jugee moo sori li nga ñaq joxe ko lu la si ñaanal mu faj barki Cheikh Rafal waaw kon nan xam loolu ne parfois tamit entrepreneuriat tekkiwul ne dañuy dem ñu rek ne financé ma ki la financé da lay tegal ay contraintes da lay tegal ay paramètres te mënoo ko bañ ndax moo la jox alalam. kon autofinancement day tax nit ki libre day tax nit ki am capacité une indépendance d'action une indépendance de possibilité te loolu nit ku nekk war na ko wut. sëñ Modou li nga wax nii rek daa résumé émission bi. ok mooy indiwaat waxu Cheikh Ibrahima Fall li mu doon wax naan liggéey gën jàng. te dañoo am thème bu ñu développé muy wàllum jeune intellectuel Baye Fall nga xamante ne amaana ñu bëri dañuy basé wu ci jàng. te Cheikh Ibrahima Fall li mu jàngale ñoom ci lañ dëng mooy liggéey. te maam Cheikh Fall waxoon na ko. nee na rus naa ñaan yàlla lu aw ñaq di maye. tey loolu. waaw liggéey maam Cheikh Fall gën a war a waxtaanee Cheikh Fall ak liggéey. Cheikh Fall ak relation. yooyu ay thèmes yu jar a développé la après. jërëjëf sëñ Modou jërëjëf sëñ mbokk yi ñu doon suivre fii ci seen émission Le Modèle mu ngi noonu sëñ Modou Ndiaye Faye lañ dalaloon sëñ Modou Ndiaye Faye di professeur en management des organisations ñu amoon ak moom waxtaan wu yaatu doon waxtaan ci les jeunes intellectuels Baye Fall xam naa diñ leen jox dig daje ci beneen jotaay ak beneen invité jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ولي